Marmite du Cœur édition 2020 bañ ko tàmbalee ba tey mat na ay at ñaari ndaw yi di ko def muy Amdy Moustapha Dieng ak Alassane Ndour ñoom nag bañ ko initier ba tey ñu ngi ci def seen kentu lay kàttan di ci bay seen waar ànd ak seeni ay partenaires. bi pa nag année bi mu tombé ak li nga xamante ni moom moo di mbas mi di coronavirus ba tax na ginnaaw bi nga xamante ni président de la république daal dina jël ay mesures ci mesures yooyu nag ñoom nag daal dinañ koy respecté bokk na ci rassemblement ñoom nag at yi ñu génn ñoom nuñ ko daan defee rek moo di daal di togg ay ndogu di ko jox nit ñi ñu ngir ñu ndogoo ko waaye ren nag dafa tombé ak li nga xamante ni moom moo di coronavirus bi ak mesures yi nga xamante ni président de la république daal dina koy jël muy couvre-feu bi ak li nga xamante ni moom moo di mesures yi nga xamante ni waruñoo jege wante benn yoon di tere ay rassemblement ci loolu nag ñoom dañoo daal di décider ren di dugg ci secteur yi xool ñi nga xamante ni ñoom ñoo di néew di doole yi daal di leen jox lu mel ni ceeb suukar dëwlin meew ak lépp loo xamante ni rek dund la ñoom dinañ ko soxla ñoom nag daal di nañu dem ci daara yi daal di wër lépp loo xamante ni daara la rek ñu daal di lay jox ceeb dëwlin suukar meew ak li nga xamante ni sax moom moo di ay masque yoo xamante ni dinañ ko mën a protéger woo. waaw Lassana ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant subhanahu wa taala suñu borom moom mi ñu may fekke ak tal ndaxte bii mooy Marmite du Cœur ñu ngi dégmal 11e année bi ñu jàll 12 donc ñuy sant yàlla sant bu am fu mu tàmbali mais amul fu mu yem beneen bi mooy di sant sénégalais yi di leen masawu di leen wax ne lii ñu dal di mbas di ñuy dund jamonoy coronavirus nit ñëpp xam ne mbas la tiis la boo xam te ne dal na ci askanu àdduna yëpp laay wax sax du Sénégal léegi nag loolu dafa tax équipe bu Marmite du Cœur ànd ak ay partenaires am soppi doxalin ñu changé doxalin bi xam ne situation bi ni mu mel ci réew mi ak ni ko kilifay réew mi bëggee autorités yi bëggee ko noonu mooy ñu respecter les masques barrières ñu respecter ko les gestes barrières kenn ku ci nekk li nga war a def ñu wàññi ko li nit ñi doon noonu activité ñu wàññi ko donc noonu la ñu réfléchir ñun tamit nan la ñu war a créer concept bu bees moo taxoon ñu ne du ñu def Marmite du Cœur di togg di rassembler nit ñi di leen jox waaye dañuy dem sénégalais bu ne fi mu nekk nga xam ne da ngay confiné wu foofu ñu fekk la fa yëkkati dund ceeb diwlin suukar meew lu nekk jox la muy sa dund pour nga mën a toog seen kër loolu mooy coppite yi am ci Marmite du Cœur ren bi. mais coppite yi gis nañ ci aussi beneen changement bu majeur mooy ni dañu daan def le tour du Sénégal di fa Dakar rek la ñuy yem nan ngeen fas yéene organisé dans la région ak surtout ñaata famille ngeen ciblé parce que c'est des milliers de repas ngeen daan joxe par weer koor di fa nan ngeen koy matérialiser en terme d'équipe. waaw du changé je pense que li Marmite du Cœur doon def format bi rek mooy changé wante li ñuy jox askan bi daan leen ko jox noonu lim boobu mi ngi fi yàlla dimbali nañu suturaal nañu ba suñu partenaires yi jàppale nañu ku ci mel ne Orange nga xam ne depuis 11 ans ñu ngi ànd ak Marmite du Cœur kon tey mbégte la nga gis ne ñoom ñi ci seen i kilifa tey ñu ngi ànd ak monsieur Meng nga xam te ne moom moo yor tout ce qui est communication ak relation extérieure di kilifa ci biir Sonatel ànd ak ñun ci suba ba tey ànd ak ñun nar a yendoog ñun fu ne mu dugg fa loolu day wane rek ne mbas mi ak coono bi ñoom yëg nañu ko te jege si nañ leen au niveau autorisation itam ñu ngi waxtaan ak kilifa yi nga xamante ne Aly Ngouille Ndiaye moom la ñu dénk wàllu ministère de l'intérieur ñu ngi waxtaan ak ñoom su fekkente ne dem beeg dikk bi day jafe dañuy mën a réveiller cellule Marmite du Cœur yi nekk ci région yi parce que am nañu ay cellules Marmite du Cœur dans les 14 régions du Sénégal ñu fexe dund bi ñu soxla ñu yóbbante leen ko ñoom ñu jot ko tasaare ko ñun équipe bu Marmite du Cœur Alassane ak man ak ñun suñu partenaires yi ñu des ci région de Dakar loolu la ñuy def. pour jeexal gis nañ ne bu weesoo kit yi nga xamante ne da ngeen koy joxe fu ngeen dem di ngeen def campagne de sensibilisation bu fekkee fekkoo leen tax ay masque ngeen jox leen ay masque bi pas loolu mooy doon plaidoyer bi tey jii lan ngay wax sénégalais yi ci benn mot bu ñuy faral di dégg muy cas communautaire xam nañ ni mooy ñi nga xamante ne dañoo yor jàngoro ji nekk ci askan wi kilifa yi ñu ngi def seen kéem kattan loolu askan wi rek ñoom ñoo mën a def aussi ñoom seen partition ba loolu jugee fii lan ngay wax askan boobu ci cas communautaire yi. waaw ku xam sénégalais ni muy dundee xam ne lépp yërmande la sénégalais dafa bëgg bokk lu mu am day bokk donc gannaaw bi ñu cas importé yi noppale léegi ñu ngi ci cas contact yi ak cas communautaire yi léegi nag loolu foofu lay war a gën a le danger foofu la gën a nekk
moo tax gis nga sànq monsieur Mbengue def na communiqué bu am solo sensibilisation bu am solo ñun tam ñi ngi wax nit ñi nañu toog seen kër et que nañuy takk masque yi comme ñun ni ñu ko waree fu ñuy dem tamit ci daara yi comme ñoom ni ñu ko waxee bëggee dinañu taf li kilifa réew mi bëgg ministre yi bëgg ko ñu ànd ak ñoom waxtaan fu ñu dem dinañ joxe ay masque may ko taalibe yi dinañ leen sensibiliser aussi wax leen kon ñun ñëpp toog seen kër et que ndimbal li incha allahu rabbi ci kattanu suñu borom moom mi nga xam ne moom rek moo mat leen lépp dinañu góorgóorlu ba kenn ku ci nekk li nga ci war a am من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهله امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا هو لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فترضى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف. waaw asalaamaaleykum dañuy nuyu waa Sénégal di nuyu waa adduna bi yëpp di masaw waa Sénégal di masaw waa adduna bi ci mbas bi nga xamante ni mu ngi nii di lëmbe adduna bi donc ñun ñëpp xam nañ ne Marmite du Cœur weeru koor ay ndogu nañuy faral di joxe ci gox-goxaat yi ci région yi waaye ren dafa am benn contexte bu particulier donc bu ñu dal donc ñu war a respecter aussi yi nga xamante ni moom mooy li ñu tere ministère de la santé gouvernement bi tere nañu ay rassemblement donc bu ñu teree ay rassemblement ça veut dire que mënuñu togg parce que kuy togg di nga rassembler di ngeen jegenteeg yooyu donc ñu xool option bi gën a simple bu gën a adéquate par rapport à la situation actuelle mooy aujourd'hui la distribution de denrées bi nag dafa nekk lu particulier parce que gis nañ ne état du Sénégal jël na initiative di joxe ay ceeb ay denrées pour jox ko les populations les plus démunies donc à travers tout le Sénégal parce que ñoom dañoo lancé benn appel ne toog leen seen kër ne ñooy ñëpp toog seen kër donc koo toogloo këram tamit war nga am loo ko jox loo xamante ne dina ci mën a dund ñëpp xam nañ ne jamono metti na jamono neexul donc ñun léegi fu ñu taxawee mooy ci daara yi nañuy dugg comme état bi ñu ngi jox famille démunie ñun dañuy dugg ci daara yi parce que daara yi tamit ñu jar a bàyyi xel nañu parce que aujourd'hui ay xale yu ndaw nañu tere nañ leen yalwaan bien vrai que on ne conditionne pas la mendicité parce que du loo xamante ne la day jëmal réew kanam du loo xamante ne la aujourd'hui day rafetal taaru réew waaye mi ngi fi kenn éradiqué wu ko waaye tamit comme dugal nañ leen seen kër war nañ am lu ñu leen mën a jox loo xamante ne dinañ ci mën a
dinañ ci mën a am ay dinañ ci mën a dund. Donc loolu mooy sunu taxawaay ren donc dañuy dugg ci daara yi di leen jox ay kit donc des kits yoo xamante ne li dina am ceeb diwlin suukar dina am ndox dina am ay jus pour xale yi dina am lépp li nga xamante ne li nit mën na ko soxla pour dundam ci weer bi. Donc loolu nag dafa nekk lu ñu amal njëriñ lu ñu amal solo parce que metti na. Li ñu tàmmoon mooy togg du joxe waaye tey aujourd'hui situation bi permettre ko waaye nag gannaaw loolu yëpp dafa am ñi nga xamante ne ñoom ñoo ci ànd ak ñun mooy les partenaires yi nag donc vraiment bañ leen proposé donc ils ont pas hésité parce que bien vrai que ñu si bëri ñu ngi perte seen partenaire par rapport ak Covid bi parce que liggéeyatuñu donc amatuñu ay rentrée d'argent waaye suñu partenaire Orange tey bi nga xamante ne ak Sonatel aujourd'hui gis naa sax lu ñu def moo ëpp lu ñu dem def parce que ça veut dire que les populations les intéressent parce que bien vrai que population yi ñoom ñooy seen i ay clients ñooy utiliser seen i puces ñoom ñooy utiliser seen i réseau pour téléphoner ak yooyu donc vraiment ñu leen ci féliciter seen engagement auprès des populations di leen féliciter aussi partenariat bi nga xamante ne ñoom defuñu pour mu arrêter au contraire dañu def le tout pour mu continuer. Donc vraiment boo leen gisee li ñu fi joxe yëpp tey ci ceeb diwlin ak suukar ak yeneen i denrées alimentaires donc lu am solo la en masse la parce que fii dafa nekk aussi contexte bu particulier ñëpp xam nañ Liberté 6 Parak donc ñun fii nañu juddoo à côté xam nañ li fi xew xam nañ li population yi di dund donc tey jaadu na comme nañ leen ñu toog seen kër te xam nañ leen seen dëkkuwaay nu mu mel donc jaadu na tey ñu jóg ànd ak sunu ay xarit sunu ay partenaires ak yéen ñi nga xamante ne la presse ñëw fii jox leen li nga xamante ne ñoom la ñu yellool muy seen daane au mois. D'accord wax nga ko daara yi ngeen ciblé ci atum ren gi ngir jàppale leen ci li nga xamante ne moom mooy rester chez vous bi mais gis nañ tey ci étape bi ñu defee Liberté 6 vous avez fait plus en donnant aussi des denrées ay familles démunies est-ce que ci xayma mën ngeen ñu wax tey ji ñaata famille ngeen laal. waaw tey aujourd'hui on a touché pratiquement 40 familles. Il y a 40 familles qui ont bénéficié de sucre, de riz, et d'huile. Parce que aujourd'hui, je pense que, comme je disais auparavant, quand on a ci kër war nga ko mën a jox lu mu dundee parce que jamono neexul. Sénégal comme yenn dëkk européens yi nga xamante ne dañuy def seen prévision au mois fii on vit au jour le jour donc c'est pas facile. Donc tey loolu moo doon suñu participation par rapport ak ñoom donc en espérant que aujourd'hui li leen jox nii dinañ ci mën a vraiment sukkandiku di dund ci au moins ci weer bi nga xamante ni toogloon lañ leen seen kër. ay porteurs de voix ngeen ñu ngi leen di xaar aussi ci sensibilisation bi tey jii lan ngay wax sénégalais yi pour ñu bàyyi ko xel xam ni lii nii dal suñu kaw di coronavirus c'est une maladie très dangereuse. waaw lu ñuy wax sénégalais yi rek ñu ñuy waxante ñun ñëpp suñu ay biir ndax ñun ay sénégalais lañ mooy nañu suivre instruction yi nga xamante ni ministre de la santé joxe na ko les gestes barrières mooy ñu joxante entre ñun ak suñu ay dëkkandoo wala ñun ak suñu ay voisins mu nekk loo xamante ne ay 1 mètre voire 1 mètre 50 parce que nee nañu balan ma nee nañu maladie bi virus bi mën na dugg entre 1 mètre ci nga xamante ne boo waxee ñi taxaw rek mën na laa dugg donc gestes barrières yooyu war nañ ci gën a mën a xalaat donc di sol ay gants tamit am na ci solo parce que mbas bi dañuy tere joxante loxo parce que dina jaarale ci ay gants loolu tamit dinañ ko wax donc dinañ ko ni éviter daal regroupement yi tamit am na ci solo loolu donc vraiment bu ñu ko defee nii je pense que Sénégal war na ci mën a mucc parce que mbas bi nekk na loo xamante ne wax dëgg yàlla nëgëm Amérique nëgëm Italie nëgëm France ak yeneen dëkk yi puissance mondiale yi nga xamante ne ni mooy ñi nga xamante ne ñoo téye àdduna bi ñoom nëgëm ñoom sonn nañu ñoom tey aujourd'hui boo xoolee li ñi ci ñàkk seen bakkan bëri na lool donc nëgëm ñooñu trouver guñu moyen pour vaincre virus bi asuma ak ñun ñi nga xamante ne Sénégal la dëkk bu ndaw la donc amuñu moyen yooyu donc bu ñu demee ba xool la war nañoo yërëm suñu bopp def liñ ñu digal te bàyyi liñ ñu tere am na solo. salaamu ala rasulillah sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ñuy nañ leen di leen siyaare rawatina ci weer wu mag bi di xam ne mooy weeru koor di shahrul mubarak xam ne yàlla waxoon na ne shahru ramadan allazi unzila fi alquran mu waxaat ne wal asri innal insana la fi xusri
ila lazina amanu wa hamilu salihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabri dafa ne wal xasri maa ngi gën ci tàkkusaan innal insana naka doomu aadama la fii xusrin ñoom ñëpp ñu ngi ci pertement ba mu waxee loolu ñu ne kon jaratul ñu julli jaratul ñuy woor yàlla ne ila lazina amanu ñi perte ñi gëm bokku ci mu ne ki nga xam ne nag amanu wa hamilu salihat ki nga xam ne gëm na day war su ngëm am fu mu jëm fi mu jëm nag mooy hamilu salihat lii bokk na ci maanaam jëf ju gis koo xam ne mën nga koo dimbale nga dimbale ko ndax alxuraan waxoon na ne taawanu alal birri wa taqwa wala taawanu alal ismi wal udwan na ngeen di dimbalante ci njëkk ak ragal yàlla dimbalante ci njëkk nag mooy boo tanee sa morom ci poos nga dimbale ko soo ko tanee ci xam-xam nga dimbale ko soo ko tanee ci sa xalaat nga dimbale ko kon mun nañu wax ne li ngeen def acte bu rafet la te yàlla waxoon na ne maa salakakum fii saxar ba nga xamee ne am na ñu dugg safara danañ leen yéen lan moo leen dugal safara ñu ne ñun de lam naku minal musallin walam naku nut'imu miskin ñun de nekkuñu xoon di julli waaye nekkuñu xoon di leexal ay miskin kon lii ci hamilu salihat lay delluwaat kon ñu ngi leen di sant di leen gërëm dinañ ñaanal yàlla koor gu nangu ak faju xaajo ci barke yéen ci yàlla salaatu ci barke weer koor wu tedd wii jërë ngeen jëf